Balla maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Khadim di nuyu mbokku internet yëpp mbokku 4appuis yëpp waaw Sénégal bitim réew étranger vraiment monde làmb ñëpp waaw diaspora bi bàyyiwuma kenn ku lim jum. macha allah Balla tey dama ñëw ñu waxtaan ci benn phénomène bu commencé am fan yi ci làmb muy tey suñu demee ba gis mbër yu mag yi nga xamante ñoo nekk ténor ci làmb ji. jëruma leen di lim dem ba di génn benn par benn di dem di signer ay contrat MMA. est-ce que tey loolu laajul ñu def benn taxaw seetlu. waaw taxaw seetlu defe naa bañ ko waree def dafa yàgg je pense que làmb fi mu toll nii tey l'avenir nous a donné raison parce que y a 5 ans ma topp di wax ni làmb promettre tul avenir mbëri et je pense que bu ñu amee ay dirigeants tey yu jiite làmb ŋànk ko tey je pense que seen xam-xam waroon na feeñ ci seeni doxalin mais tey dafa mel ni làmb dara changé wul dafa gën a pire. et je pense que lii nii xew phénomène bi mbëri di dem di signer ay contrat MMA parce que c'est simple làmb mooy suñu cosaan ci dëkk bi lañ dëkk làmb la ñu am amuñu leneen lu dul làmb mais ñi si war a jàpp ñi war a jàppale làmb pour mu dox ñoo ko seetaan ba pare dirigeants yi ñu am pour ñu diriger làmb développer ko ba mën ko tas ci àdduna bi ils sont incapables amuñu xam-xam xamuñu lu ñuy def lu dul je pense que amul dara lu ñuy yokk lu dul làmb ubbi ñu jaay licence jaay carte promoteur lijjanti ay date taxaw xaar mbëri ñu dagg loolu du làmb làmb dafa war a développer tey bu demee mbëri demee ba gisatuñ seen bopp ci làmb mooy làmb promettre tul kenn avenir tey damay wax sama mbokku mbëri yëpp laay wax ku ci mën a am beneen métier wala nga mën a dem ci MMA bi da ngay dem parce que MMA c'est simple dafa professionnel en plus dafa transparent amul benn zone d'ombre bu fa nekk te amul ay courtier promoteurs yi ci nekk di xoj mbër mii wala di xoj mbër mii amul ay ménageurs yi fi nekk dajale ay 40 lutteurs là dafa vaste ba pare ci fële boo fa nekkee fii ak 5 ans li nga war a def da nga koy xam mais làmb kenn xamul ban pied à quel pied danser kenn xamul kenn communiqué wul kenn waxul bàyyi mbëri à rade bàyyi c'est des pères de famille ay responsable lañ ay kilifa lañ te le carrière est éphémère tey ku fi toog di xaar tey ça fait 3 ans kenn bëriwul ñu teg ko ci lan après corona bi ban Covid dafa tere football bi arrêté Covid dafa tere boxe arrêté Covid dafa tere athlétisme arrêté sport yooyu yëpp ñu ngi dox tey moom laa lay wax bu xam-xam amoon dinañ mën a def suñu sport te Covid bi du ci wàññi dara du dëgg mais tey arrêté rek la ñu xam lu xew ñu ne arrêté parce que ils sont incapables. léegi bala ñuy sori ci waxtaan bi est-ce que tey suñu gisee Ama Baldé dem signer contrat MMA noo ko gisee. waaw lu may encourager la di ko rafetlu Ama Baldé kilifa la ci làmb ji kilifa la ci fa mu dëkk gox ba mu dëkk yor njaboot toog na 3 ans bëriwul tey te làmb wóoratul kenn làmb kenn xamatul promoteurs yi ci nekk yoratuñu xaalis suulu bukki la ñuy def at naxaate at am ay courtier promoteurs yi fi nekk wër làmb ji yàqate làmb ji ba mu yàqu at complicité ménagère ak CNG tey li arrivé làmb nii tey ñëpp a toog seetaan c'est anormal un sport national dañ ko war a jox ko la mu moom tey bañ fi yuuxoo ñun ñëpp di jooy changement ci CNG bi ministre bi dafa jóg tànn ay nitam teg leen fi kon tey li am ci làmb tey problème yi yëpp le seul responsable c'est le ministre des sports Matar Ba c'est le seul responsable parce que tey ñun bu ñuy seetlu ñun ministre football lañ gën a am que ministre des sports bu ñuy seetlu ñun ministre football lañ gën a am que ministre des sports parce que activité bi di ci ëpp à 90% ci football la ko consacré tey lutte olympique mi ngi fi làmb mi ngi fi escrime mi ngi fi yeneen a ngi fi doo leen dégg sax ndax football rek ngay dégg ministre bi boo ko déggee bu jógee bu déplacé woo fu mu dem làmb du làmb football la donc tey li am nii moom mooy entière responsabilité. ministre des sports bu làmb yàqoo. moom moo ko yàq. parce que tey bañ fi jógee pour ñëpp jóg def nañ fi ay journée de réflexion. génnee fi ay mémorandum yu dul jeex. mais bañ fa tolloo moom moo tànn ay nit jox leen làmb teg leen fi léegi bala ñuy ñëwaat ci forcé ko ñëpp. ba pare na pat problème yi am yëpp mu nopp waxu ci kenn waxu ci mais tey ñun làmb tey. dañu sentir ne amuñu ci yaay amuñu ci bàjjen ni ñu jiite ils sont incapables seen intérêt lañ fi nekkee gars yi gis nañ beneen alternative muy MMA mu promettre leen avenir tey mbëri ku ci bëree 5 combats 4 combats MMA bi am nga sa avenir dafa rafet na yow fii mbëri fii la ñuy nekk di bëri ay 40 50 combats doo am sax terrain bay am kër
te lee dafa professionnel dafa leer. dafa jub. en plus c'est un sport de haut niveau c'est l'international. tey nga toog sa dëkk di sagal sa dëkk yor sa sport national wu dëkk te kenn respecté wu la mais sa waay beneen sport boo mën a dem bu ñu la respecté da nga ciy sentir sa bopp da nga koy adapté da nga koy adapté. mais man li Ama def man je suis d'accord. et je l'encourage. franchement je l'encourage. xale la athlète la mun na wane xam-xamam at compétence am ci feneen mun na taxawal dëkkam feneen tey ku ko mën a def ku am opportunité bi nga def ko parce que tamit nga toog ci dëkk bi déjà amuñu benn projet d'avenir pour les jeunes amuñu benn alternative boo xam ne tey métier boo jàng mun nga ci tekki mais tey bu ñu mënee am yeneen alternative dañ koy def parce que ñun tamit dañu sonn ci téye xale yi ci dëkk bi dañoo sonn ci sensibiliser mbër yi pour ñu toog ci dëkk bi mais tamit toog ci dëkk bi te dara nekku fi nga gis say njaboot say yaay yow sa wàllu bopp mënoo lijjantil sa bopp dara mais sa waay da ngay wuti pexe. da ngay wuti pexe. léegi mu jëlee kaw Ama d'après capacité li nga gis moo ne ko ci làmb est-ce que tey am na capacité yu ko war a tax mu mën a solo ci MMA bi. waaw c'est que lépp base bi la te boo amee base sportif boo amee base u combat Ama c'est un combattant. li mu wane ci làmb tey ay ndaanaan la bëreel ci làmb. ay ndaanaan dafa fi mu agsi ci làmb da ko xeex ba agsi fii et puis c'est des années. te MMA bi non bu prouver ñetti combat c'est fini. c'est fini donc. sant yàlla man day j'encourage les lutteurs vraiment ñu wut yeneen alternative parce que ñun ñii nekkoon ci làmb vraiment at li ñu gis léegi tey làmb mën naa wax ni ñeneen lay defal teraanga bu dul mbër làmb léegi ay courtier promoteur ñoo ciy am teraanga ay ménageur ay dóorkat ay tekkatu dil ñoo ciy am xaalis mbër yi dañuy torox léegi nag comme léegi yow ku sa carrière jeex ñu sànni la après ñu lay ketal ak yalwaanal boo amee foo mën a échapper boo amee échappatoire ku ci am échappatoire non na nga dem waaw man maa ko wax. ku ci xoolee ténor yëpp dem nañ presque ñi des bariwul de ay Tapha Tine moo des ku ci mel ne ay Gris ñëppay dem mais presque ñëpp. Gris day dem États-Unis boo ñaa gis nañ ko ci bu yàggul. ñëppay dem parce que sa waay làmb ji ni ñu ko naree téye nii non dafa yomb mbër yi ñooy bëre ñooy sport mais ñeneen a ci am teraanga dañu waxante dëgg dafa yomb golo di bay baabu du dundee mbër yi dañoo sonn dañ leen a exploiter partout dañ leen di exploiter amuñu benn ba pare dañ leen di exploiter ba pare di leen stigmatiser teg ci ñaari injustice stigmatiser ci ban côté. ba ci lépp lu xew ñu ne mbër buñ jël ay garde corps bu ñu demee entraîné ji année bi yëpp def seen i formation yor seen carte bu élection amee ay garde corps nekk fa ñu ne ay mbër lañ nervi lañ tey bu problème amee ñu jël teg ci kaw mbëri lu salte lu ne ñu teg ci kaw mbëri non il est temps que mbëri léegi yeewu xam seen bopp comme làmb la ñu am làmb tamit léegi yàq nañ ko fexe nañ ba làmb dee waaw ki ñu ko dénk ñi ko dénk fexe nañ ba làmb dee parce que dafa mel ni ñoom seen mission moo doon rey làmb et je pense que ils sont bien réussis ils ont tué la lutte ils sont bien réussis léegi nag bu kenn jaaxle gis xale yi di leen romb fii di dem adapté ji yeneen sport franchement. mais est-ce que nekkul ne par exemple cause principale bi maanaam mooy manque d'organisation bu am ci mais làmb amul benn organisation. làmb amul benn organisation contrat yi sax dafa am ay contrat piège dañuy piéger mbër yi ci lépp di leen tënk ci lépp seen xam-xam yëpp mooy c'est juste que tënk mbër xam-xamu làmb at ay règlement mbër lépp ci tënk mbër la jot. or que nag MMA c'est un sport il y a des professionnels ki ci nekk ñoom organiser nañ ko ba développer ko partout dans le monde. mooy lii daf ñuy wan ni rek suñu incapacité suñuy dirigeant ak suñuy njiit. pendant des années làmb tey heure bii waroon nañ ko dégg fépp ci àdduna bi. tey làmb heure bii nii. waroon na tey mbër bu ci nekk boo bëree benn ñaari combat dem toog ñeneen ñëw mais manque d'organisation manque d'honnêteté ba pare manque de considération bi ñu considérer mbër yi nga xam ne tey ñoom ñoo tax ñuy am teranga tey làmb du mbër yi rek ci am teranga presse bi ñu ngi ciy am teranga ménagères yi ñu ngi ciy am teranga courtier promoteurs yi sax ñoo ëpp mbër yi léegi ñu ngi ciy am teranga ñoom ñëpp. mais ana mbëri dans tout ça. léegi par exemple bu ñëwee ci côté ku mel ne Ama ak Modou Lo seen combat ñu gis depuis 3 ans combat baa ngi taxaw. ñàkk professionnalisme kon ñoom 2 ans ngi nii. 2 ans bëri wuñu. déggoo ma ñàkk est-ce que tey CNG bi waaw léegi côté boobu la ñëwee ci côté CNG bi. est-ce que CNG bi ni war a couvrir mbër mi ci côté contrat bi desul. man de dafa mel ni CNG bi ñi fi nekk dafa mel ni je sais pas est-ce que. bëgg nañu làmb est-ce que xam nañu làmb est-ce que am nañu yéene développer làmb wala tamit est-ce que dañ leen tënk wala dañ leen fa teg rek jox leen benn tuuti pouvoir li ci des ñu tënk ko c'est que foog ñu édifier ñu foog ñu wax ñu c'est quoi le problème tey dañ ñu ne woon changement ñun ñoo doon jooy changement
mais changement amul parce que ministre bi ñun changement ba ñu bëggoon non defu ko changement bu ko neex moom at moom bi mu bëgg la def moom léegi na jéem a développer làmb ji wax nit ñi lan moo xew wax nit ñi lan moo xew lan mooy problème bi tey man mënuma comprendre tey làmb ji tëj depuis boobu ba léegi CNG deful sax conférence de presse pour wax ak monde làmb amul seen yoon nekku ci ñoom daal nañ xaar ministre bi ne leen hop ñu commencé hop nii accéléré mbër yi ñëw leen jënd licence ku jëndul licence dañuy arrêté date yi teg fitna mbër yi ba nga xam ne ñuy daw përti fu nekk pour remplir seeni kees bu seeni kees jeexee ñu toog bu ñu toogee bu làmb ji ubbee mbër bu dekkoon nañu dagg la bu làmb ji jeexee ñu lem seen kaaka mais ñoom ban un plus lañu apporté lan lañ def à part ñi fi nekkoon liñ fi tegoon je pense que moom système boobu mooy continuer ba léegi. te ñun dañ doon changer système bi lañ doon wax. changer système ut ay jeunes yu dynamique ay jeunes yu bëgg làmb yoo xam ne tey seen làmb national da leen jaral lu nekk mais pas ay ñoo xam ne tey c'est des gens yoo xam ne dañ leen copté teg leen fi. non ku ñu copté mun na toog sax ne moom il était pas demandeur dañ ko copté mais ki nga xam ne tey dafa jóg pour téye li nga xam ne mooy sport national am parce que lenn la ñu am Sénégal muy xam nga dañu am crise de valeur benn valeur la ñu am ñun muy làmb loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp jéggaandewuñu ko doo ko gis fenn ci àdduna bi fudul Sénégal tey loolu dañ ko waroon développer mais dañ ko jël yàq ko nelawal ko waaw. mais ce contrat yàgg yi boo ko ci li gën a décourager mbër yi ñuy dem ci MMA bi. mooy incapacité suñu dirigeant yi. loolu problème bi ba mu amee ci làmb léegi dégg nga ministre bi wax ci. ministre bi wàccul sax gis seeti monde làmb pour ñu jéem a toog ut solution non ministre bi day xaar rek làmb am coow mu am coow mu defar ci bopp def ci bësu boppam woote nit ñi fii ñu ne ministre bi woote ne arrangé na problème bi jeex na or que du loolu mooy arrangé problème boo jiitee ay kër sax laa wax ay kër la jiite parce que sport bi yëpp la jiite mais ku mën am ndey ak ku mu amul ndey moo am ci sport bi te loolu dafa war a jeex wax ji nag du neex wax ji du neex bu fi kenn ñëw naan non mbëri lu tax ñuy bàyyi làmb ji dem mais mbëri làmb joxatu leen dara làmb toroxal leen la fi nekkee léegi non déggoo ma léegi làmb day toroxal mbëru Sénégal yi joxatu leen avenir léegi ay borom ay borom sabadoor rek ay tekkatu di la ay jasit rek lay jox léegi lay jox teraanga léegi ñoo ñëpp dañuy wër mbëri di jasit di matt rek xaw ma nu mu demee noonu c'est que nañ jox mbëri cër encore une fois nañ xam ni làmb mbëri la nañ leen jox loolu ñoo ko moom jox leen seen cër waa làmb ñoom maanaam cër bi ñu war a revendiquer est-ce que ñoom tamit taxaw nañ revendiquer cër boobu. mais ku xamul sa cër nooy laajee sa cër dañu font ni monde làmb yéen segg leen monde làmb c'est des jeunes yoo xam ne société bi da leen abandonné c'est des jeunes yoo xam ne c'est des analphabètes c'est des jeunes yoo xam ne ay daara lañ jóge mais boo ñëwee ci làmb ñi wër làmb ñëpp ay borom xam-xam lañ wër ay xale yoo xam ne seen xam-xam màccagul ci àdduna màccagul ci xaalis ñu orienté leen ay orientation yoo xam ne seen i propre profit at ñoom seen i propre avantage ñoo ciy gagné c'est ça le problème te écurie yi amul ay dirigeants yu honnête ñi ci am dirigeants yu honnête bëriwul ñu bëri dañuy ñëw waaw dirigé naa yàqu dër mbër sax dafa yomb da ngay am mbër day am combat nga toog sa koñ gis mouvance bi jël sa benn 10 000 jox ko mu am combat romb la xam nga nuyu la nga ne waaye xool ko kii li ma ko defal jaam la nii yàq dëru mbër yi rek lañ fi nekkee. mais est-ce que mbëru mbër yi amuñu ci responsabilité ñoom tamit est-ce que waruñu woon def benn genre groupe toog bu ñu gisee loolu métti si la toog ministre bi waxtaan gis nga le problème ànd que mbër day sonn rek ci làmb protéger seen bopp protéger seen rakk yi aussi tamit mbër day sonn rek ci làmb xam nga lu tax mbër moo nekk koo xam ne heure bu ñu jéemee booloo am ay clan yoo xam dañuy jóg pour tas ko te lu tas jotaayu mbër dafa yomb ay adversaire lañu bëgg nañu ànd bëgg nañu développer mais ku ci nekk da nga am ñu la tënk ku ci nekk day am ñu topp naan la non diw da nga war a bëri moom moytul diw nii naa jaxase googu at rambaaj gi at manipulation boobu ñu nekkee ci diggante mbër yi bu ci génnoon rek mbër yi dinañ jël seen responsabilité mais dañ leen a bàyyiwul ñu ànd ci jàmb bàyyiwuñu leen ñu ànd ci dignité bàyyiwuñu leen ñu ànd parce que ay mbër lañu ay morom lañ non parce que mbër yi bés bu ñu àndee ñu bëri seen intérêt yàqu ci làmb ji bés bu mbër yi àndee nekk benn di revendiquer seen i droit ñu bëri seen li ñuy am ci làmb dootuñu ko am mu ko ci àdduna dañuy torox. ba mën nañoo xaar ba tey fi mu tane du nekk si làmb kaw làmb ji yëpp ku ci mel ne Balla Gaye Bombardier sax dem na MMA déjà mais ku ci mel ne Balla ñu des ñëpp tamit dem ci MMA bi. mais ku mën a dem ci MMA nga dem tenter chance parce que àdduna moom lépp tenter chance la tey politiciens yi fi nekk nii jiite suñu réew mi tey
politiciens yi fi nekk jiite suñu réew mi tey dañ jóge seen dëkk yi jàng xam-xam ñëw Dakar adapté wu tey tante chance yor réew mi yor ko kon tey mbëri chance dañ koy tante ku ci mën a tante sa chance foo ko mën a tante na nga dem tante ko. jaajëf Balla. merci beaucoup.